parce que sénégalais yi gëmuñu leen. Amul benn nit bu pare pour xeex ngir Benno Bokk Yaakaar xaalis bu bari la ñuy jël jox ko gaay bu ñu jëlee seen xaalis bu pare dem toog seen kër wala ñëw ànd ak ñun manifester parce que gëmuñu leen. xam nañ ni yoruñu réew mi ci yorin gu rafet, xam nañ ni bëgguñu réew mi. kon kenn ku ne mën nga nax sa bopp waaye Macky Sall xam na ni keroog échec bu rëy la am. donte nag ci li mu jàppoon ni mooy stratégie mooy teel a xëy yenn leaders yi nga dem bloquer seen kër. loolu fan la am, ban loi moo ko may, ban ordonnance juge jël pour mettre ñu résistance surveillée ba Macky Sall am sañ-sañu ñëw ne day bloquer suñuy kër. àdduna yëpp di ko seetaan kenn du wax nag. Sénégal mooy réew moo xam ne balaa wax ji di jolli rek mooy Macky Sall wala nguur gu fi mus a nekk dem na bay waaj a nërmelu waaye fi léegi mi ngi yor yaram di dóor doo dégg nit ñi wax wala bu ñu sax dañuy essayer boole ñëpp nag ne ñëpp a tooñ. moom Macky Sall interview bu mu def ci média étranger démb nee na guerre bi am diggante Ukraine ak Russie am na ku tooñ ak ku ñu tooñ. loolu la wax y a un agressé et un agresseur donte ñemewul tudd kan mooy agresseur bi te ñëpp xam nañ fu mu ko jublu waaye fu ñaari nit di xeex am na ku tooñ. nañu waxante dëgg, nañu bàyyi wax yi. fu ñaari nit tongoo am na ku tooñ. munoo ne ñaari nit tongoo nañu ñemewoo joxoñ ki tooñ waaye foog nga maasaale ko dajale ñëpp ne ñoom ñëpp la. damay def élection nga ne doo dem élection te tegoo ko ci dara 2012 ba léegi Macky nekk ci loolu. démb élection am na France Macron amul majorité. est-ce que foog ngeen ni su doon France Macron may nañ ko mu ne Jean-Luc Mélenchon ak Marine Le Pen ak keneen ak keneen duñ dem élection le résultat boobu dina am. est-ce que loolu nit mën na koo xalaat sax ci réew boo xam ne démocratie am na fa. élection bu ne rek dinañu tànn ñan ñoo dul dem ci ay leader d'opposition te musul am Sénégal bi Sénégal di am ba léegi ñépp a koy gis. nañ ko wax moo gën. suñ ko mënul wax nañu maadu ci mbir mi. fii benn tooñkat moo fi am, benn dóorekat moo fi am, benn reykatu nit moo fi am, mi ngi tudd Macky Sall. loolu ñëpp xam nañ ko Sénégal adduna bi yëpp léegi xam na ko. ñun duñu nangu de te nañuy ormalante parce que ñun caaxaanuñu, ay responsable lañu. foowuñu foowloowuñu. li ñu yëkkati lu am solo la mooy jëlaat suñu réew téye ko te defar ko. loolu du caaxaan. bu ñu foogee ñun dañuy caaxaan saa yu ñu neexee ñu ne nit ñi génn leen dem leen def li caaxaanuñu. wallaahi caaxaan lii ñu nekk nii dañoo gëm ni dëgg bis bu ñu demee ba gëmatuñu ni ñu ngi ci dëgg boobu lañ koy bàyyi ca bés ba. boobu lañ koy bàyyi ci bés ba. ba tax ñun jàpp nañ ni la ñu bëggoon am nañ ko ba am lu ko ëpp waaye am na lu ñuul ci soow mi mooy bi ñu demee ba ngoon sax sori na booru 3 heures laa woo leader yi nekkoon fii ne leen comme moom foogul woon ni sénégalais dinañu génn parce que dafa jàpp ni ay affaire dinaa manifester du ma manifester wala suñu liste nañ ko delloo si du jaral sénégalais yi génn pour xeex. stratégie am yëpp loolu la woon comme foogu doon loolu te sénégalais yi mujj nañoo génn massivement génn ak doole xol bi xat na xataay boo xam ne foo jaar mu essayé fayu mooy foo jaar dina essayé rotal bakkan waaye foo jaar dina essayé teg ay loxo ci ay leader ci laa woo yenn leader yi ne leen su ma sañoon su dee yéen a ngi siège u Déthié bu fa kenn génn tëj leen siège bi ngeen topp parce que foo jaar dina essayé teg loxo ci leader pour am trophée de guerre parce que xam na ni ñàkk na bés bi ba noppi. malheureusement am na ñu ko jotuloon dégg te ñooñu la mujj teg loxo mu am ci sax ay cas extrême ndax ku mel ni Guy Marius Sagna xam nga defetu Ziguinchor nag dafa métti ndax trajet bi waa Ziguinchor arrêté woon ne fii la ñuy dox mu mat 5 kilomètres dox nañ ko de Lindiane ba egg place Jean-Paul II ba yëg ci rond-point bi loolu moo leen métti dégg naa préfet mu daf leen ne ça y est sama carrière jeex na
commissaire bi nga xam ne mi ngi doog a toog y a 1 mois bi ñu ko installé maa nga fa woon moom it jàpp na ni engagé na carrière am à Ziguinchor par une défaite ñu ne kon faw ñu fayu foofu lañ toll ci réew mi un état boo xam ne vendetta vengeance koo xam ne manifester nga ba manifestation bi jeex àjjuma kenn jàppalu nga ñibbi fanaan sa kër samedi nga xëy di wër commissariat yi di xool xale yi ñu jàpp ak di leen yóbbul lu ñu ndékki ñëw ba ci commissariat ñu jàpp la ne la tu es en état d'arrestation pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public nga xam ne ordre bu ñu joxe la ngir mer gi ñu mer ci défaite bi ñu am loolay kaaw Déthié Fall loolay kaaw Mame Diarra Fam loolay kaaw Ahmed Aïdara waaye loolu mooy kaaw ndaw yi ñu jàpp yépp te daañ ci dellu si ñu ne nag loolu lu ñu bëggoon tënk la tuuti ci évaluation bi mën nañu continuer di nax seen bopp am ay nit yu leen di bindal saa yu nekk ñu génne heureusement que dañoo nekk jamono joo xam ne gis nga presse léegi kenn moomatu ko li mun a jàll ci Facebook par jour rek moo ëpp fuuf volume que liy génn ci presse moo dina yàq xaalis te yéen ñii journaliste du ngeen gis dara patron de presse yi la ñuy jox ñu dem jëndi seen i kër di bind lu leen neex te yéenay nekk ci terrain bi nag ndeysaan ñu leen di gazé ak di leen menacé corruption bi nekk réew mi amul secteur bu mu bàyyi waaye loolu ndax sa bopp loo xam ne ñi ngi ko doon dérouler en temps réel àdduna bi yëpp di ko gis nga xëy di bind say titre na continuer ci loolu waaye ñun fi ñu teg suñu tànk duñ ci teggi dara moo tax keroog nee nañ leen c'était le premier acte dañuy wéyal liggéey bi moo tax dinañu développer plan d'action boo xam ne dina am ñaar wala ñett ci ay actions yu ñuy wax tey la ca des au fur et à mesure ba ca njëkk mooy jàpp nañu organiser une très grande manifestation le 29 juin incha allah ñu bëri ci militants yeeg sympathisants yi yàkkamti woon nañ ba bëgg ñu defaat ko ci nu mu gën a gaawee ñii àjjuma bii la ñu bëggoon ñu def ko bi ñu waxtaanee la ci génn mooy comme réew mi am na lu fi war a xew du 24 au 27 mooy centenaire Hadj Malick Sy bi nga xam ne dañ koy célébrer ñu ne pour ormal loolu ci diggante boobu duñu organiser ndax tey la lundi boo déposé woon tey lundi pour nga am 3 jours francs yi mardi mercredi jeudi la vendredi rek nga mën a commencer organiser te vendredi mooy le 24 looloo tax ñu ne daañ ko teggi ba loolu wees ñu jàpp le 29 waaye loolu nag dinañu permettre fii ak le 29 bu soobee yàlla dinañu waajal Macky Sall dina xam ni le 17 du woon dara le 17 du woon dara le 29 bu soobee yàlla dinañu organiser manifestation te dinañ ko organiser ci anam goo xam ne naam Ndakaaru am na solo trop te moom la ñuy concentrer suñu effort yu gën a bëri waaye dinañ ko organiser dans un pôle au sud dans un pôle au nord et peut-être dans d'autres pôles yoo xam ne ñu ngi koy liggéey daañu manifester de te dootul taxaw le 29 li may bëgg a wax Macky Sall rek mooy na waajal parce que ñun ñi ñëpp waaye man damay wax sama tur man mii Ousmane Sonko le 29 ñaar moo mun a am Macky Sall dina ma jàpp wala mu faagagal ma parce que gannaaw yàlla gisuma lu ma mën a tere génn le 29 incha allah bii dafa am nu mu demee woon ak li ñu ci doon def ñu nit ci stratégie waaye le 29 na pare ni dinañu jàpp wala mu faagagal bu jàpp ni moom réew mi ndax na boppam. ma ne it loolu mooy li ñuy yéene le 29 mais ci diggante bi mot d'ordre bi ñuy lancé wax ko militants yi sympathisants yi ak sénégalais yëpp mooy à tout moment nañu organiser des manifestations spontanées bu dee fii ñu toll nii dafa bëgg a instrumentaliser justice
pour teg loxo ci ay nit condamné leen ci loo xam ne jaaduwut. nañu organiser de manière spontanée guddi comme bëccëg